àndal ki nga xamante ni mooy Serigne Makhtar Ndiaye mu Serigne Mbacké Madina délégation bi mu àndal ñëpp agsi nañu mu mel ni sang yi nga xamante ni ñooy ahlu Mbacké ak mbusoobe yëpp teew nañu rawatina Serigne Omar Mbacké mu Cheikh Gaynde Fatma ak ki nga xamante ni mooy Serigne Assane Mbacké mu Serigne Atiix mu Serigne Falilou Mbacké ak ñi nga xamante ni yàlla dogal na ñoom ñëpp ay kilifa lañu Serigne Makhtar Mbacké mu Serigne Mamor mu Serigne Massamba Mbacké moom moo leen dalal délégation yëpp nag waa Mbacké ak mbusoobe ñoom ñëpp teew nañu ansaaru diin ñi ngi lay nuyu di leen wax nag ni mboolem presse bi parler presse visuelle presse écrite ñoom ñëpp agsi nañu sécurité bi kenn desul mu mel ni nag mboolem ñi nga xamante ni ñooy daayira yi ci marché yëpp ci marché Ndakaaru gépp agsi nañu Tilène Sandaga ba Gueule Tapée bàyyiwuñu benn marché ñoom ñëpp ànd nañu ak sëñ Mbaye Ndiaye agsi délégation ñetti guddi Ndakaaru ñëw nañu Cheikh Mansour Diouf wa kaana haqqan alaynaa nasrul mu'miniina agsi na Touba dem dikk ñoom ñëpp it seen délégation agsi na borom kees yi wax naa ko ci marché yi mu mel ni nag Cheikh Mansour Diouf mi toogal sëriñ bi ci Wakaam ak Ngor ak Yoff moom it agsi na ci teel jànkati xaside yëpp ñoom it ñëw nañu rawatina waa Touba hôpital principal di wax nag ni soxna yu tedd yi nga xamante ni ñun ak ñoom ñoo ànd liggéey bi ajaratu Gammu Jóob ajaratu Aram Kebe ñoom ñëpp taxaw nañu soxna Fat Mbacké aj délégation yëpp teew nañu ñoom ñëpp ñi ngi leen di sant te di leen gërëm ndax jigéen ñi kat ñoo mën góor ñi ci liggéey bi jànkati xaside yëpp nag ànd nañoo ak Moustapha Kane ñëw ci biir barab bi ki nga xamante ni nag mooy kilifa ak barab bi muy alhaaji Njaga Gey Touba Sandaga tey jii de moom moo ni mooy dikkal boppam ak si mi ngi nii toog ci présidium bi waa Touba mairie ñi nga xamante ni yàlla dogal na Ibbu Ngom ñoom ñëpp egsi nañu Cheikh Aramine Mbacké di xarit di wëllëre di rak di lépp ci jëwriñ kenn jiituwu ko fi waaye délégation Tëngéej ñi nga xamante ni ñooy kër Serigne Touba gi ci Tëngéej ñoom ñëpp it ànd nañu Serigne Modou Mbacké Gueye ñëw ci barab bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant kon daal suñu doon wax ni 19 communes d'arrondissement yëpp teew nañu fas yéene mën a déglu nag kii nga xamante ni mooy sunu jëwriñ ñun ñëpp war a waxtaan ak ñun te lim Serigne Dokimar ak waa Touba Wakaam yëpp ñoom it agsi nañu Serigne Sidi Bousso Serigne Omar Bousso ñoom ñëpp agsi nañu buñ ne Mbacké ak mbusoobe ñëpp a ngi ci biir buñ ne murit yëpp yaakaar naa ne agsi nañu li ñuy ñaan daal mooy ñëpp ànd ak dal déglu nag jëwriñ ajaratu sooda xumma kuréelu géej gi moom it agsi na bu baax ànd ak délégation bu mat délégation Serigne Makhtar Mbacké mu Cheikh Mamor Mbacké mu Cheikh Massamba Mbacké mi ngi nii teew waaye Serigne Assane Mbacké mu Serigne Atiix Mbacké mu Serigne Falilou Mbacké mi ngi nii teew imam Cheikhouna Lo mi nga xamante ni moog imam Cheikh Gueye ñooy taxawee fanweeri fan yëpp ñooy jàng kaamil bi moom la ñuy naafila mi ngi ni toog wax naa alaaji Mot Caan mbooloo mi ànd di liggéeyal sëñ Fallu Mbacké ñi ngi ni toog li ci des nag ma bëggoon ñun ñëpp nu ànd ak dal ndax fi waxtu yu toll di wax ni nag fii nu toog muy Masaalikul Jinaan Serigne Mbaye Sylla yëmbal moom it agsi na nañ ko wutal fu mu toog imam Cheikh Gueye moom it agsi na nañ ko wutal fu mu toog li may ñaan daal mooy ñu ñëpp ñu ànd ak dal conférence de presse dañuy bàyyi kenn fi dajale di sunu jëwriñ ñun ñëpp yore liggéey bu tedd bii muy Masaalikul Jinaan na ñëpp ni yàlla na fi yàgg lool te mu ànd ak wér ndabal sëñ Touba rek la ñu bëggal bu amee ngërëm li rek ñun ñëpp ñu dugg ci biir ndax moom rek la sëñ Touba digaloon mu boole nu ci biir liggéey bi kon nag yàlla na yàlla jël caabi yi boole ko moom mu teg ko ci loxol Serigne Mountakha ibnu Cheikh Ahmadoul Bachir ñu àndandoo julli jumaa ji bëgg nag ñëpp ànd ak dal
ñu bàyyi nag léegi presse bépp sant nañ leen foo ci nekk rek fa nga bàyyi ko bàyyi sa ité yëpp ñëw sant nañ leen gërëm nañ leen waaye kii nga xamante ni moom moo leen fi dalal moom it dina ci ñëw ñoom ñëpp kon daal mën naa ni jaalibatu maraaxib kuréelu ñetti guddi Ndakaaru Touba Port mboolem daayira yëpp ak fédération Pikine fédération Yëmbal fédération Malika fédération Kër Massar fédération Thiaroye ba keroog nga dem Guédiawaye fédération Wakaam ba keroog nga dem Sébikotane fédération kër Serigne Touba yëpp ba kër Mbay Fall kenn desut ma bëgg nag ba Tiwaawan Pël kon ñëpp àndandoo nag dal te déglu li may ñaan nag mooy lenn conférence de presse dafay laaj déglu kiy wax bu waxee ba noppi léegi nag ñi nga xamante ni ñoo war a demander ay question moom rek moo leen di répondre li ci des nag buñ ci àggee ñun ñëpp nag ñu bokk déggandoo ko kon nag maa ngi ñaan nag kenn ku ne ànd ak dal ma bëgg it ñaan leen téléphone yëpp dama leen di wax ni nañ ko def silencieux su ko defee buñ ko mënta fay nañ ko def silencieux ku bëgg a wuyu téléphone wax dëgg yàlla roccikul ndànk dem ba nële nga déglu sa téléphone waaye ñuy tàmbali waxtaan nag sa téléphone ni kar nga naan ko allo day xaw a am lu muy yàq ñi ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di dalal ñëpp di leen wax ni mbooleem ñi nga xamante ni ñooy sécurité bi sant nañ leen gërëm nañ leen jëwriñ mi ngay laata ñëw waa Daaray Kaamil nañ baaxoo woon def nañ ko muy jàng alquran ñaanal la yàlla lii ngay def muy liggéeyu sëñ Tuubaa bii te boo ci déggee jërëjëf ñun ñëpp ñoo ci biir kon ñi ngi lay ñaanal nga yàgg fi te mu ànd ak wér ci barke Serigne Touba ñëpp nag maa sa déglu ma bàyyi kàddu gi nag ak ki nga xamante ni ñun ñëpp moo nu fi dajale waaye li may bañ rek kenn di dox wala ñuy séddale café heure pause café dina am na ñëpp ànd ak dal ba li ñuy def ñun ñëpp ñu àndandoo ko déglu ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Voilà, merci Baye Cheikh ñu ngi lay sant bu baax Baye mu mel ni it am na benn oto DK 19 57 AG dafa mel ni dafa am lu ñu naan obstruction ki bëgg a génn mënta génn ñu ñaan ko rek mu taal ko ndànk may leen ba ñooñu mën a doxi li ñuy doxi jërë ngeen jëf. jërëjëf Baye Modou donc à nos chers amis de la presse donc nous allons procéder à la conférence de presse qui va se dérouler ainsi. Monsieur Mbackiyou Faye, le représentant du Khalife général des Mourides, va procéder à la lecture de son texte liminaire. Ensuite, nous allons procéder aux questions-réponses afin de lui permettre, in fine, de s'adresser à la communauté mouride de Dakar et du Sénégal. Je vous remercie. bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam mbokk taalibe yi mbokk jullit yi ñoo ngi nuyu ñëpp xam naa jote yi daan nañu faral di wax nañ def ñaan waaye comme jàng nañ fi xasida yu tedd yi nga xam ni mooy xasida yi sëriñ bi loolu dañ koy dafa doy sëkk ñaan ci ñun kon maa ngi nuyu ñëpp di dalal ñëpp di sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sëriñ bi cheikhul xadim xadim rasul tey ñaan sa borom nungul ñu suñu cant di ko seereel kii ko fi nekkal muy cheikh Mouhamadul Muntaqa ibnu cheikh Mouhamadul Bachir di ko siyaare di ñaan mu nungul ñu suñu cant googu ci sëriñ bi di ko ñaanal yàlla it yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu am wér am kàttan
ak kuk tal ba lii nga xam ni moom la ko sëriñ bi di liggéeyloo ci diine di ko liggéeyloo ci jullit yi di ko liggéeyloo tamit ci taalibe yi mu def ko ni mu ko bëggee te ñu ànd ko ak moom. woote bi woote jàmm la woote jàmm la ak woote sant suñu borom subhanahu wa taala ci xew-xew bi nga xam ni dañ ko dëgmal muy xew-xewu jàmm xew-xewu jàmm muy fii nga xam ni fi la ñu daje muy jumaa ji nga xam ni dañ fee naalaloon sëriñ bi ab liggéey ci muy liggéeyu diine di liggéeyu lislaam yàlla dimbali ñu ci mbaaxam ak yërmandeem ba li nga xam ni moom la fi sëriñ bi naalaloon ku baax ki ñu dem ba toll ci fii ñu fi toll muy bëgg a ubbi ci kàttanu yàlla néegu yàlla bi nga xam ni moom lañ fi naalal suñu boroom te def ko ci ndigalu sëriñ bi sëriñ bi Cheikh Mouhamadul Muntaka moo ñu waxoon ni nañu ko yëgal mbokk jullit yépp yi ne ci réew mi ak yi nekk bitim réew mu wax ma keroog ca àllarba jële ñu génn ni naa jottali mbokk jullit yépp xamal leen ni naal bi nga xam ni moom lañ fi naaloon muy jumaay sëriñ Tuubaa ji tollu nañu ci bëgg ko ubbi maanaam tollu nañu ci sëriñ bi ñëw fi ñu bëgg ko julle nga xam ni dañ koy ubbi mu nekk jaamukaayu yàlla boo xam ne bii li ci yàlla digle lépp dinañ ko fi def mooy ñu saxal fi waxtu wi juróom ak fànn jaamu yàlla yi nga xam ne yépp dafa méngoo ak barab bi ak néeg bu mel nii muy di fi julli waxtu yu juróom di fi julliit julli yi nga xam ne yi julli jumaa la ak bépp xeetu jaamu yàlla boo xam ne bi méngoo na ak néegu yàlla bi mu ni ma woon naa ko yëgal ñépp te keroog ca daja ba nga xam ni moom la woote woon ca Touba muy woote boo xam ni dañ ci doon ñaax ñun mbokk taalibe yi ak jullit yi ci loo xam ni dañ ko war a def mu jëm ci dëkk bu tedd boobu di Touba ak worma ji nga xam ni dëkk ba war na ko am ak taxawaay bi nga xam ni taalibe yi war nañ koo taxaw ca dëkk ba jox ko worma ju toll ni ji mu yellool mu ni woon nañ ko jottalil mbokk jullit yépp mu wax ca it ni bu sañoon ñu ubbi barab bi jumaa ji mu ñëw fi ak mbokk jullit yépp ak ñi mu bokkal Serigne Touba ñëw ubbi ko bu ko defee mbokk taalibe yi man di ko jëfandikoo bi nga xamee waxtaan na ci ak mbokkam yu baax yi muy xool bés bu rafet ngir mu wax ñu ko ñu jottali leen ko ñu jàppoon ni fukki fan ak juróom-ñett fukki fan ak juróom-ñeent ak ñaar fukki fan ci weeru wala nga xam ni mooy weeru septembre mu jàppoon ci ni mën nañ ko ci ubbi li tax mu jàppoon ko
dañu ci doon dàkk ñaari fan wala ñetti fan yi nga xam ni ku baax ki di sëriñ bi nekkoon na ko fii ci Ndakaaru muy guddi yoo xam ni ay guddi yu tiis la woon ak guddi yu mitti yoo xam ni bi nga xamee ni nasaraan bi indi na fi ku baax ki ak baat yu yi nga xam ni sëriñ bi tegoon na ko ci ba ñun ñëpp ñu xam ko ci mititlu gu mu doon mititlu ñaari guddi Ndakaaru yooyu nga xam ni fii la jaar dem ci tukkeem bu rëy boobu nga xam ni bu dul woon moom kon ñun ñi ñëpp xamuñu fu ñu jëm yàlla ci mbaaxam ànd ak moom ak yonentam ba nga xam ni moom la doon liggéeyal sangam ba di Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yóbbu ko mu dem def fa la mu fa def ci ay at indi ndam loo xam ni ba nit dalee tukki ba tey musu koo indi mu daal di indaale sërice boo xam ni sërice bu rëy rëy la yàlla def ko ci ay ndam yu bari guddi googu nag muy guddi goo xam ni sëriñ bi ci boppam moo ko doon fàttalikul boppam ci ay tartar ak i mitit ba mu toll ci ni bu ko fàttalikoo xelam day dem ci mu jóg jël gànnaay maanaam pour di def jihaad waaye nee na sangam bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ci dissuadé maanaam moo ko ci génne waaye ko lu toll ni naqar wu toll noonu nag sëriñ bi di ko fàttaliku sëñ Muntaxa ni day loo xam ni ñun taalibey sëriñ Tuubaa yi war nañoo koo fàttaliku ndaxte day ñaari guddi yoo xam ni sëriñ bi lu ne muñ na ko waaye ñaari guddi yooyu mi ngi koy fàttaliku mu ci doon dàkk nag ñaari guddi yooyu nga xam ni suñu mbokk taalibe ndakaaru yi sax dañ koy màggal dañu màggal ñaari guddi ndakaaru yi mooy waa daayiram ndakaaru bi buñ ko màggalee ba ca ëllëg sa nga xam ni ci la sëriñ bi jógee fii dem ci géej gi suñu mbokk taalibe yi di ko màggal fële ca jàmmalaay muy julli géej gi sëriñ bi ni kon nañ ko ci dàkk pour mën cee ubbi jumaa ji pour xamal àddina bi ni leen naqar wu ñu amoon ca ñetti guddi ndakaaru yooyu biñ fi indee sëriñ bi sans borom lii mu defal sëriñ bi ci teraanga ku ci teg sa bët lu la guddiyam naqari woon boo wëlbati koo gis lii ñu ko fa liggéeyal sa xol war naa sedd moo taxoon mu ko ci doon dàkk ngir ñu mën ko ci ubbi yàlla def ñu dàkkoon ko daaw ba jàppoon ni dañ ko ciy ubbi waaye sëriñ bi ci ginnaaw gi mu woolu ma ni ma dama bañ ñu yàkkamte ndax sëriñ bi kenn du ko jox lu nuppiwul te it gaawantu lu mu dugg lu ne mbiru seytaane dugg ci ni ma faf nañ na am ndigandiku ñu dàqoon ko ba ren nag ñu jàppoon bés boobu bi nga xamee ni jàpp nañu bés boobu ci ginnaaw bi tuuti rek bi ñu wooloo bi ñuy jàpp bés bi dañu xamul woon màggalu gu ndaw gi ñu tuddee màggal gu ndaw gi di màggalu sëñ Modou Moustapha gi nga xam ni digganteem ak màggal gu mag gi ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett lay toll jàpp weer ñu daldi ni nag mënul cee sotti kon dafay laaj ñu dàq ko bi mu ci waxataaneeg mbokkam mu baax mi di sëñ Amadou Maxtaar ci la ma woolu ni ma nañ ko def ajjuma ji jëkk wala ñu def ko ajjuma ji mujj ginnaaw gi mu xool ko ni ma nañ ko def ci ajjuma ji nga xam ni mooy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre maanaam bu ñu màggalee Daaru Xuddoos bu fekkee ni weer wi kaamil na bu fekkee ni dafa kaamir le 19 lay doon bu kaamirul di le 18 te mënuñoo nekk Daaru Xuddoos di màggal goo xam ne dafa bokk ci calendrier yoon wi ba ñu tuddee ko màggal gu ndaw gi kon mënuñu faa jóge fanaan fa wëlbatiku ñuy ubbi jumaay Masalikul Jinaan ndax nee na jumaa ji ubbi tegi dama bëgg feek téeméeri at yi ci kanam
képp ku ko yàlla fekkeloo nga koy fàttaliku ni téeméeri at ca ginnaaw de am na xew-xew bu rëy boo xam ni diggante bi xew-xew melatul ni moom. nee na bëgguma mu tudd sax ubbi teg juma dama bëgg mu tudd kendal Serigne Touba nga xam ni moom nee na mooy ñëwal boppam ak mbokkam yi mu bokkal Serigne Touba ak seex si ak taalibe yi ñuy kendal Serigne Touba ba ubbi jumaa ji wëlbati ko di ko kendalaat rek ba fa mu mën a yem. mu ni kon mënu la nekk ci benn bés nee na it mënu la nekk ci ñaari bés mu ni kon nañ ko dàq ubbite gi ba ca àjjuma ja ca tegu muy le 27 septembre bu ko defee moom ci jëmmi boppam bu jógee ca màggalu Daaru Xuddoos ga rek dinañu baaxee bés bi nga xam ni day ñëw bés bi nga xam ni day ñëw fii ci Ndakaaru nekk feek ñun ba ñu ubbi suñu jumaa nekk feek ñun rek ba war a dem dallu ji ñaanal ñu ñun ñu wéy ci liggéey bi bu ko defee ñu mën a ubbi benn partie bii nga xam ni mooy jumaa ji boo leen paree di ngeen dugg ci jumaa ji gis ngeen ni mu mel dese nañu ñetti weer loo leen fi gis rek ay kocc-koccal la yoo xam ni balaa booba bu neexee yàlla dinañ ñu dimbali ba bu boobaa dara loo ci defeti dootul am waaye barab bi dafa am ay naal yu bari ndaxte am na fële ca pàkk ba ngeen di jàkkaarlool ci ginnaaw dañ fi naal institut islamique de recherche Cheikh Ahmadou Bamba boo xam ni institut la boo xam ni léppay nekk ci biir day am salle de conférence boo xam ni bu toll noonu amul fii boo xam ni 2,000 place dina ko def ak juróomi téeméer dina am tamit musée boo xam ni musée Cheikh Ahmadou Bamba la nga xam ni jeexalati sëriñ bi yëpp dinañ ko fi def na mu mel fële ca Turquie nga xam ni boo demee ca mosquée bleue di nga fa fekk jeexati li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay jaaseem ay yéreem ay léppam nga xam ni maanaam jeexati sëriñ bi bari na bari goo xam ni sëriñ bi daf ko bëgg a def musée boo xam ni ba yowmal xiyaam ñëpp dinañ xam ni lii yëfi sëriñ bi la woon naam am na fële ca Daaru Xuddoos naam am na ca Njaareem waaye dañ koy def mu nekk conservation boo xam ne bii conservation bu yàgg a yàgg lay doon mu nekk musée boo xam ni ay jeexatelu sëriñ bi lañ ciy def ay mbindam ak lépp loo xam ni rek day màndargaal sëriñ bi wala daa bokkoon ci li nga xam ne ay jëfandikoo kaayam la woon. bu institut boobu passé tamit am na ay salle yoo xam ni dañ fay jàngale diine di fa jàngale tasawuf di fa jàngale xam-xamu lislaam bii nga xam ni dañ ko war a jàng ndaxte fànnu xam-xam bu nekk sëriñ bi bind na ci ku ne xam na ni xam-xam bu jullit di wut rek sëriñ Touba bind na ci bind yoo xam ni mën nañ ci di ci jàngale ba yowmal xiyaam du jeex yooyu nag ñu def ko fii mu nekk institut boo xam ni institut bu rëy lay doon dina am ay amphithéâtre am ay salle yoo xam ni dañ fay jàngale am ay musée am lépp fii nga xam ni tamit mooy pàkk bi mu jàkkaar lool dañ fiy def maanaam fi la ñuy def wanag yi waaye dañ fiy def morgue bu rëy boo xam ni bii bépp jullit rawatina bépp taalibe boo xam ni dafay jóge war a dem Touba te dëkke Ndakaaru ak li ko wër ñu la fiy waajale nga xam ni day doon barab boo xam ni barab bu mucc ayib lay doon ci ay waaj nga xam ni lépp a fay am dina am fu nit ñi dajaloo dina am foo xam ni fi lañ leen di waajale dina am foo xam ni fii sax ku fi ñëw te jublooguñu ci yow ñu mën la faa denc ba mën a jublu ci yow pour mën laa yóbbu Touba loolu lépp ay waajtaay la ëtt bee ca kanam it dañ koo war a dër te ko xam ni lu mel nii ku ko def war na am administration parce que lu mel nii nga def ko mu jar ay milliards yu dul jeex war nga am service d'entretien et de maintenance boo xam ne bii li fi nekk yëpp dañuy am ay employés yoo xam ne ñoo koy saytu ñooy saytu barab bi bu lampe brûlée ñoo koy defar bu fekkee ni fil dagg na bu fekkee ni caniveau war jar na ak di defar daal ba nga xam ni barab bi ku fi ñëw lu mu yàgg-yàgg ci kanam it di nga xam ni bii barab bi ñoo ngi koy toppatoo am nay tapis am na fu ñu ko war a def ay micro am na fu ñu ko war a def loolu lépp ay waajukaay la yoo xam ni liggéey bi du jeex sëriñ bi bërki démb bi may jox ndigalu ubbi gi jël na misaal ci jumaay Touba jël na misaal tamit ci jumaay Medina ni ma jumaa ji biñ ko waree ubbi yàgg na ndax jumaay Medina bi ko yonent bi di sanc ay bant la woon ak i xob ba tey jii gis nga te mooy sangu jumaa yi nekk ci àddina bi kon jumaa ji ubbi ko jot na loolu moo tax mu ni kon nañu ko ubbi le 27 bii
le 27 non le 27 septembre lañ koy ubbi waaye nag xumb yi mi ngi tàmbalee ca dimanche ya mu nekk le 22 ajjuma ja mooy le 20 le 21 samedi le 22 di dimanche ja dama xamul dimanche ja la wala altine waaye sëriñ bi dinañu baaxe kañ lay ñëw bu ñëwee ñu teeru ko indi dama bëgg teeru bi nag buñ fi jógee conférence de presse bi ab yëgle waale rek lay doon waaye dinañ commencer defar ay commission def comité scientifique boo xam ni mooy saytu ne naka la ñu war a demee ca bés yooyu ak commission yi nga xam ne ñun ñi ñëpp dañ ciy nekk ak képp koo xam ni bëgg ngaa liggéeyal Serigne Touba moo xam ni dinañ ko def di leen ci woo ku ci nekk ñu ñëw man caa bindu man caa bokk ca liggéey ba teeru boobu nag ñu bëgg a teeru sëriñ bi dama bëgg mu mel ni teeru ba ñu teeru woon Cheikh Abdoul Ahad bi ko fi Alaaji Njuga Kebe di def ngan nga xam ni jam ñaajo lañ koy teeroo waa jam ñaajoog waa banlieue baak ñëw tëngéej bu jógee tëngéej waa tëngéej dégg ngeen loolu ñu ànd ak moom waa Pikine dégg ngeen loolu ñu ànd ci ba muy jógee Yaraax ba muy jaar Parcelles Assainies ba muy ñëw ci kër sëñ Touba gi wala ba muy ñëw ci jumaa ji mu nekk loo xam ne ba yowmal xiyaam dinañ ko fàttaliku ndaxte sëriñ Touba li mu daj fii ci Ndakaaru kenn musu ko fee daj war na fee am nag ay mandarga yoo xam ni kenn amu ko fi te ku xool lii ci ginnaaw xam ni lii mu fi am kenn amu ko fi kon suñu sëriñ bii nga xam ni moom la yàlla jaarale ci moom te bi nga xamee ni sëriñ Saliou Mbacké moo rëdd plan bi ca pàkk bu njëkk ba ñu dem fa xajuñu fa yàlla di ñu baaxe ba jox ñu pàkk boo xam ni ëpp na pàkk bee fukki yoon ak juróom ndax pàkk bee 4000 mètres carrés la woon pàkk bii ñu ñëw 60 000 mètres carrés la yàlla dimbali ñu ci président Ablaye Wade mu jox ñu ko jaarale ko ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Falilou ñu ñëw fii naalal ko fi lii ñu ko fi naalal lu mel nii la sëñ Bara doon wax li fi Serigne Touba daj kenn daju ko fi kon war nañ ko fee defal loo xam ne defaluñ ko kenn waaye ku dugg ci biir jëlele naa réew mi waaye man ngaa dox ba sa dàll dagg te doo gis lii ñu ko fi defal lii ñu ko fi defal nag kenn defalu ko fi lu dul moom ndax moom li mu bëgg lu mu mës a bëgg yàlla defal na ko nee na yàlla def na bëggam yépp te lii bokkoon na ci ay bëggam ndaxte pàkk bi yàlla moo ko dencaloon xëy na jaar na ci ay loxo ñuy gërëm loxo ya mu jaar waaye pàkk bi da doon pàkkub Serigne Touba kenn mësu ko moom lu nekk fi nekkoon ndox mi fi nekkoon ak ni mu demee woon moom la ko Serigne Touba nëbbe ba jot liggéey jot mu génne ko ñu defal ko fi lii ñu ko fi defal te loolu ñun ñii la yàlla dimbali ñun ñii ko fekkee yàlla dimbali ñu jël suñu ñàq dugg ci ñun ñii la yàlla dimbali ñun ñii la Serigne Touba dimbali ndaxte ku nekk bëggoon naa jël saw ñàq wala nga fekke lu mel nii nga xam ne ndamul lislaam la ñu defal ko nag suñu sëriñ war na ñoo manifester ci àddina bi yëpp ba ñu xam ni tey jii mooy bésub Serigne Touba ndaxte ba la mu doon wax Mame Mbaye Sarr ba muy tëgg ay tëgg mu ñu di ko laaj li tax muy tëgg ba mu ni ko dangaa bëre ba daan ta bàkk woo te boo ko mënee muñ man mënuma koo muñ mu ni ko Mbaye Sarr dinaa bàkku sama bàkku dafa jotagul bés bu sama sooroor yi taxawee dina doon sama bàkk ndaxte ay loxo mooy bàkku waaye da nga koy yëkkati waaye lu mu yàgg-yàgg nga bàyyi ko waaye sooroor yii day yëkkatiku rek te dootul wàcc mukk ci àddina kon loolu mooy aw bàkkam bàkk woowu nag ñun la yàlla def mu doon suñu wërsëg te lii yombul nit dund na ba faatu daje woog liggéey bu toll nii nit am na wërsëg ba tàyyi nit am na ndimbalu yàlla ba tàyyi te fekke woo lii nga ni def naa ci sama ñaq wala jàpp naa ci wala doon naa ci dara kon ñii ko yàlla maaseleel lu ñu def doyul nañ gën a góorgóorlu waajal bés bi nga xam ne bésub Serigne Touba la mu war a doon bés boo xam ne ba yowmal xiyaam ñépp dañ koy fàttaliku loolu moo doon solo woote bi Serigne bi wax ma ni naa leen jottali loolu te ngeen waaj ko te ñu waaj ko bon mooy le 22 la ñuy tàmbali ba le 27 ba le 28 bu ñu neexee rek ba fu sëñ bi ni na fa yem rek mu yem fa lu waay man nag na ko def ndaxte koo xam ne bu sëriñ bi ñëwoon di takk xare du la fi bàyyi te kuy dem xale li ngay jaay mooy sa bakken te alal ci poos lay dem yemul ak bakkan tam ñu baax ñi dañ doon jaay seen bakkan ngir yàlla te ñun alal rek lañ ñu laaj ak suñu jëmm kon nañ ko jox sëriñ bi te bañ a dese dara
maa ngi ciy woo sama bopp di leen ci woo di leen xamal ni ki ñu yàlla booleel day suñu wërsëg rek de waaye defuñu lu jar yàlla boole ñoo ngi moom day baaxug yàlla ba pare wëlbatiku doon suñu wërsëg ndax ñun suñu wërsëg la kenn mënu ci dara yàllaa ko def noonu ndax sahabatu ya àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu seen wërsëg la ñu baax ñi nga xam ni ñoo jamonoonteloo nag ku baax gi mu leen di sant ñuy dégg kàddoom di leen defloo ñu di ko def defaluñu yàlla lu ko jar day mbaaxuk Sëriñ Tuubaa rek ak dogali sa borom waaye ñun ñii fekke liggéeyam bii mu nekk ab sagam nekk pay gu ko yàlla fayee ku ne xam na ni lii payug yàlla la payug yàlla gu wér a wér a wér a wér la yàlla moo ko fay ndaxte moo ni moom payug yàlla ñëw na ci moom lii bokk na ci payug yàlla lii buñ ko waroon di xool dañuy wax ni gouvernement moo ko liggéey buñ ko doon xool dañoo war ni nangam ay milliardaire a ko liggéey waaye ñun ak sëriñ bee ànd ñun ñii rek liggéey ba mu toll nii kon war nañoo sant sëriñ bi bu wax war nañu sant yàlla mi ñu ci boole ndaxte lii xaalisu sëriñ bi rek a ci dem xaalisu sëriñ bi rek ak taalibe yi amul benn gouvernement demuñu arab yi demuñu ci dëkku naar yi demuñu ci dëkk wolof yi demuñu ci kenn dërëm ñaari dërëm fukki dërëm xaalisu sëriñ bi rek a tabax lii moo lay won ni ndamul sëriñ Touba la ñi yor kees yi ñoo ngi nii toog ñetti téeméeri kees la ak fukk ak ñett ma teg ko ci loxol sëñ Mbay Njaay mu jox leen ko semaine bu ne ñu dem dajji kees jox leen reçu indi dugal ci compte bi sëriñ bi semaine bu ne mu woo ma jox ma dara ñu tàmbalee ko ci Cheikh Mouhamad Lamine Bara yal na yàlla yokk ngëneel ak leer ci moom moo ñëwoon ci pàkk bii teg xeer wu jëkk wi yëkkati koppar yu bari jox ma ni ma tàmbaleel yàlla def mu toog tuuti dem ca maamam Cheikh Sidil Maxtaar jàmbaar ji ñëw wuutu ko nga xam ni boolewul dara ki wax te jëf ji rëy lool jox ma milliards yu bare moo ma daan soññ sax di ma laaj ndax am nga facture bu ma daan jox kenn du ko yëg man moom yàlla Cheikh Ndiaye te lu mu la jox lu mu gën a tuuti 500 millions la ba keroog ba muy fii jóg ma ko mujjee gis ak ba muy dem matul fukki fan ak juróom mu de di ko yóbbu ba fi mu nekk ba fi mu egsi Cheikh Mouhamadul Muntaxa ku nekk xam na ni bërki démb rek la ko wuutu daanaka lim ma fi jox jege na ñaari milliards ba tey ci suba moo ci mujj waaye moom liggéey bi loo gis dañu woote boo gis am na jàppal diw bi ko Serigne Saliou ne càpp liggéey bi ñu def ko ca suñu pàkk bu njëkk bële moom la defoon jëwriñ ji bi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ñëwee ñëw teg première xeer bi moom la def jëwriñ ji bi Cheikh Sidi Mokhtar ñëwee di ko seet si pàkk bi moom la def jëwriñ ji ba tey muy Serigne Touba kon liggéey bi mosu koo génn fenn ñoo ngi ñaan yàlla mu yàgg fi lool mu wér lool boole ko ak rakkam ju baax ji muy Cheikh Mouhamadoul Bachir mu nekk le maître d'ouvrage délégué ma nekk seen taalibe nekk seen surga di leen demal seeni yónnent ak toogal leen fi di leen xool lu jub ak lu jubut waaye lépp ñoom la lépp ñoo ko def ndam lépp ñoom ñoo ko moom muy Cheikh Mouhamadoul Muntaxa Cheikh Mouhamadoul Bachir ak njabootug Serigne Touba gi yàlla na ma leen yàlla fayal ndaxte liggéeyu Serigne Touba bii daal ku yàlla dimbali ba nga doon ci dara ña tax nga doon ko ci mënatu leen a fay maa ngi leen di gërëm di ñaan ngeen gërëmal ma leen maa ngi leen di sant ñaan ngeen santal ma leen maa ngi leen di ñaanal ci taalibe gi bi ma doon muy taalibe Serigne Touba yàlla yàggal leen fi te wéral leen ba ñu ubbi ko ak jàmm ñu ñëw fi ñu juti julli ay at yu bare woote bi loolu la ma di leen ci soññ xam ne lii yàlla nañ ko yàlla fekkeloo ba ñu weesu ko ndaxte nit dund na ba dee ba jóge fi te fekkewul lu mel nii nit am nay ndam ba tàyyi te lu mel nii fekkewu ko ndax liggéey bii buñ ci jotee li wolof di wax bu lëg lekkay aloom naka gërëma coy mooy suñu mag ñu baax ñii nga xam ne ñoo fi wutu woon ñoo fi nekkoon ca jamonoy ñu baax ñi sëñ Modou Moustapha nekkoon fi ci jamonoy Serigne Fallou
nekk fi mag ñu baax lool seere saa ngi nii di suñu baay bu baax bi Alaaji Njaga Géey ku ne xam na ni kii sëñ Touba waay xool leen ni mu rafete tabarkàlla kaar nga xam ni taalibe sëriñ Touba bu amoon junniy atit nii rek lay mel lii mu sol sëñ Muntaxa moo ko jox décoré ko muy mbubu mi dal yeeg mbaxana geeg lépp ni ko dama lay décoreel sëriñ Touba moo taxoon ma woo doomam ju baax ji yaat ma ni ko na ma dimbali ba mu ñëw ndaxte lii dafa bokk ci seere yi ndax moom ak suñuy wayjur ak Baye Sëriñ Ngom ñoo fi nekkoon te booba ñun li ñu man am ko ci wërsëg manuñu ko woon amuñu ko woon te ñu man ñu fuuf te ba tey dindi wuñu seen laxasaay di liggéeyal Sëriñ Touba mooy yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal yàlla na fi yàgg ba lépp lu ci ëpp sotte ko ci nu mu turati te it lii soññ la ci ak njabootam ndaxte moom ci mag ñu baax ñi la mel ndaxte bi mu fi nekkee ak Baye Sëriñ lépp lu ñu mës a yëkkati day wax Baye Sëriñ nañ xaar ba mbàkk yu ñëw mooy suñu doom yàlla téye ko fi ba nëgë ni yàlla na ko fi yàlla gën a téye yàlla na fi gën a yàgg yàlla na gën a wér yàlla na fi toog ba xolam sedd mu dem dajeeg yéen ngërëmul Sëriñ Touba loolu daal ak ñi ma ko bokkal nga xam ni mënuma leen a lim ndax xam ngeen ni lii kenn mënu ko ñaar mënu ko ñett mënu ko ku ci nekk nag jarula lim ma sàmba ak ma demba ki ñuy defal umpulewul gis bis bu neex a neex a neex la am muy Sëriñ Touba Sëriñ Touba gis-gis bi dafa neex kenn mënu koo nax kenn mënu koo poos lu waay def mi ngi ci xam na ko kon bon ñun ñëpp rek na ku nekk gën a fiddali laxasaayam xam ni coono du réer boroomam mukk ci àddina lu waay def rek sa bopp nga ko def bu dee aw yiw sa bopp bu dee leneen sa bopp man amila saalihan fali nafsi wa man asafa alayha kon maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen wax nag ni leen am na waajtaay wuñ ko war a waajal ndaxte pàkk bee ngeen jàkkaarloo gis ngeen jàllu suuf yi ni mu mel beneen pàkk ba ca wetamit am na ay jali suuf te jali suuf yi war na fee jóge dañ ko fee war a jingdi Sénégal nag sëriñ bi bari na entrepreneur bari na ku ci nekk boo duggee ci sa biir néeg di nga xam ne li nga yor du sa pexey bopp am na ndimbal lu la dab loo xam ne lii boo xoolee sa bopp xam ne Sëriñ Touba moo la dimbali maa ngi ci woo ñépp nag di ci woo sama bopp ku am siwo na indi ku am peel na indi ku am rato na indi suuf see daal laa bëgg bu dimanche wala bu fekkee ni dimanche jige na ñu def ko dimanche jii di ñëw dama bëgg lépp lu fiy suuf deñ dinañu woo gouvernement bi ñu jàppale ñu kon nañ ko jàpp dimanche bii di ñëw bi ci tegu wala samedi bii di ñëw bi ci tegu ñu dajaloo fi dinañu woo entrepreneur yeeg ak ñi ku ñu mën a dimbali bépp jullit ñu fexe na ba suuf si nee mu jaloo ñu defar ko ba mu maase ndaxte dafa am ay liggéey yuñ fa war a def ku am bale indil ku am siwo ku am loo mën a tibbe bool boo mën a tibbe nga tibbe ku am oto boo xam ne mën nga ñu koo baaxee nga indil ñu ko ñu teg ko ci man koo yóbbu feneen ba barab bi libre kon maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp waaw di gërëm ñëpp waaw ana sous préfet nañ ko wutal fu mu toog waaw déedéet préfet ñëwul fii nga war a ñëw bàcc nañ puusante tuuti préfet ñëw déedéet ñëwul toog fii déedéet ñëwul sëñ Maxtaar nañ waaw indi benn chaise rek ñu dugal waaw baax na waaw madame mi kon ñu dégloo mesdames, messieurs de la presse, très chers invités, mes très chers condisciples. Le mercredi 13 juillet 2019, le khalife général des Mourides, Cheikh Mouhamadoul Mountakha, avait confié tous les dignitaires de la communauté mouride pour les informer des décisions prises pour mettre fin
aux formes de déviance observées dans la ville sainte de Touba et qui ne correspondent pas à sa vocation première. Par ailleurs, Serigne Mouhamadoul Mountakha Mbacké avait fait l'annonce de l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan, la grande mosquée mouride de Dakar. On dirait la grande mosquée Cheikh Ahmadou Bamba de Dakar, les 18, 19 et 20 septembre 2019, correspondant avec les nuits inoubliables que Cheikh Ahmadou Bamba a passées à Dakar, entre les mains des Français colonialistes en partance pour l'exil au Gabon en 1895. Nous portons à votre attention que le khalife général des Mourides a finalement retenu la date du vendredi 27 septembre 2019 pour l'ouverture officielle de la grande mosquée Massalikul Jinan. Compte tenu de la célébration du Magal de Darou Khoudoss qui aura lieu entre les 18 et 20 septembre 2019. Le khalife général des Mourides, en concertation avec son frère Cheikh Ahmadou Makhtar Mbacké, khalife de Serigne Modou Moustapha Mbacké, a prorogé d'une semaine l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan. Elle apparaît pour la communauté mouride comme un événement majeur de l'agenda religieux et culturel de la ville de Dakar, du Sénégal et du monde entier. Ce sera également un moment qui verra la participation de beaucoup de disciples de la diaspora qui, en pareille période, rejoignent le pays pour les préparatifs du Magal de Touba le 18 Safar. Ce complexe par feu Serigne Saliou Mbacké en 2006. Et c'est Serigne Alhaji Bara Mbacké Fallilou qui avait procédé à la pose de la première pierre en 2009. Les travaux de la mosquée ont effectivement démarré sous le califat de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké en novembre 2012. Et tout le monde sait qu'il n'avait ménagé aucun effort et a mis énormément de moyens pour son édification. Donc, ce qui nous fait dire que la durée des travaux, c'était de novembre 2012 à septembre 2019, ce qui fait 7 années. Mais c'est aujourd'hui, sous le magistère de Serigne Mountakha Bachirou Mbacké, par la grâce de Dieu, que les travaux vont être complètement achevés. Il faut garder de vue que Serigne Mountakha Mbacké était désigné comme toujours comme le jawriñ des travaux, depuis Serigne Saliou Mbacké jusqu'à son magistère aujourd'hui. Il avait la responsabilité de la direction du projet, assisté de Cheikh Mohamedoul Bachir, son porte-parole, et de votre serviteur Amadou Mbacké Faye. Aujourd'hui, la première phase de l'Institut islamique de recherche Cheikh Ahmadou Bamba est achevée. Outre la mosquée Massalikul Jinan que nous allons inaugurer le 27 septembre prochain, le projet a d'autres composantes comme l'Institut islamique de recherche avec une dimension internationale. Il va regrouper des salles de classe, des salles de conférence, des amphithéâtres, une grande salle de 3500 places, une bibliothèque et le musée Cheikh Ahmadou Bamba. Pour ce qui est de l'inauguration, les activités vont se dérouler durant une semaine pour magnifier encore l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba et montrer l'échec de ceux qui l'ont calomnié et accusé de s'intéresser aux choses de ce bas monde. Comme vous le savez, Cheikh Ahmadou Bamba est un saint exceptionnel qui a foudroyé et brisé les chaînes de l'aliénation culturelle et spirituelle et nous a appris qu'on peut être de bons citoyens en allant sans chercher à ressembler à qui que ce soit. Nous avons la chance d'avoir hébergé dans ce continent celui qui a écrit que Dieu a agréé toutes ses demandes formulées depuis son retour d'exil. Il a consigné dans ses écrits
que Dieu lui a demandé de déclarer qu'il est un refuge et que celui qui souhaite obtenir le bonheur dans les deux mondes n'a qu'à se réfugier auprès de lui. Avec l'ouverture de la mosquée Massalik El Djinan, le fait religieux aura d'autres succès dans notre société et influera sans nul doute sur les autres dimensions de la vie au Sénégal et en particulier à Dakar et sa banlieue. Au niveau du chantier, comme vous l'avez constaté, tout est fin prêt pour accueillir Serigne Mohamedoul Mountakha et les invités de marque qui nous viendront de la sous-région. Vous voyez les ouvriers qui s'attellent à terminer les petits travaux de finition. Et je pense que d'ici au 22, 23, jusqu'au 27 septembre, tous les travaux seront achevés. Je pense que les journalistes vont certainement me demander combien d'argent nous avons mis sur ce complexe. Mais je pense qu'il sera hasardeux de vouloir avancer un chiffre parce que le complexe en lui-même consiste à mettre tout autour de son environnement énormément de choses. Parce que vous voyez, le quartier où nous sommes ici, à Massalik El Djinan, à Bop, la valeur des terrains qui jouxtent cet institut a triplé, voire quadruplé. Donc cet édifice n'a pas de prix. Tout ce que nous souhaitons, c'est que Dieu accorde dans sa grâce infinie longue vie et beaucoup de santé à Cheikh Mouhamedoul Mountakha pour qu'il assiste lui-même à la finition de tous les travaux qu'il envisage de faire ici sur ce site-là. Kon assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc je suis à votre écoute et tout ce que vous voulez demander, je suis vraiment ouvert pour répondre à vos questions. Merci Ahmadou Mbacké Faye ñu ngi lay sant di la gërëm waaw kon ñu jublu ci liggéey bi rek ñu jox journalistes yi nga xam ne ni dañ fi teewoon pour am ay laaj luñ ko laaj bu ko defee ñu jublu ci lu mu gën a tënku rek gën a am solo bu ko defee ñu jublu ci yeneen fànn liggéey bi waaye lépp yéen a ko waral bu fekkee am na ñu bëgg jël kàddu nañu signalé wu comme ça ñu jox leen kàddu gi ku jël kàddu gi nag na nga présenté wu wax organe bi nga ne bu ko defee ñu mën a taataan laaj abi bismillah. salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tudd Abibou Mbaye nekk journaliste à la RTS maa ngi laaj jëwriñ ndax jamono bi ñu toll nii ku ne dégg na ndigal li sëriñ bi joxe ci Touba muy ay jikko yoo xamante ne bii dafa am te ndigal jub ngir ñi soññu taalibe yi ñu defaraat jikko yi. waaw ndax ñun fii ci Masaalikul Jinaan ak li wër jumaa ji danañ jël ay matukaay ba mbooleem ñiy fréquenté ci barab bii doon dëgg-dëggi taalibe sëñ Touba ñuy teet ak a moytu li nga xam moom la sëriñ bi digle lam tere Touba mu koy tere fii ndax tamit dañuy bàyyi rek li wër jumaa ji ku mu neex teg sa cantine ku mu neex teg sa fi ngay takk say fas ku mu neex def la neex ndax am na matukaay yoo xam ne jël nañ ko ngir barab bii ñi nga xamante ni bii gis nañu ni jumaa ji kat yëfi murid la waaye ñu ngi naan bàyyi leen rek day nekk barab boo xamante ni bii dañ fay nekk di dajaloo rek ñu bëggoon daal ngeen wax ñu ndax dinañ jël ay matukaay taxaw ci temm ba li nga xamante ni mooy jumaa ji boo jëlee jumaay Touba dëpp ko mu nekk copie conforme jumaay Touba jërëjëf. waaw sëñ Habib jërëjëf ci laaj bi waaye yow dafa mel ni da nga laaj ba pare tontu sa bopp ndax da nga mel ni da nga ni dañuy jël jumaay Touba dëpp ko ci jumaay Ndakaaru noonu rek lay demee ndaxte lu ñuy bañ fi Touba dañ koy bañ bi fi parce que Touba fu sëñ Touba am kër rek Touba la jëlele naa barab boo xam ne dañ fay jaamu yàlla waaye suñu kër yi nga xam ne ñun taalibey murit lañu kër gu ci nekk Touba la ñun ñi yaakaar Serigne Touba lu ñuy bañ fa Touba di ko bañ ca jumaam jee ñun ñii ku ci ne war na koo bañ ci sa biir kët sa ëttu bopp jëlale naa jumaa joo xam ne ji dañu dafa ne tudd néegub yàlla ñun Touba lañu lu ñu am Touba la sëñ Touba li wolof di wax ginaar ak i nenam borom ginaar a ko moom kon ñun amuñuy kër Serigne Touba moom kër yi
kon lu ñuy bañ fa Touba suñuy kër yi lañ ko war a jëkk a bañ. jëlale naa pàkk boo xam ne bii dañu ni néegu yàlla la man de tànk maa ngi fii ne te di ko fekke di ko tal xanaa ñu teg ma lu ma attanut waaye duma ko fekkee. gis ngeen barab yii boo gisee may jël bagage yi ñii di jaay ci mbedd mi di xëccoog ñoom wóor na ñii fi nekk dama yenu kees yi sax di ko tuur ndaxte ñu bari dañ fiy liggéeyal sëriñ bi. ñooñ kenn liggéeyul sëriñ bi, ñoom seen bopp la ñuy liggéeyal. téere yi mayewuñ ko, dañ koy jaay. mbaxana yiñ fiy jaay bu fekkee ni sax mbaxanay murit la kenn mayewu ko, dañ koy jaay te ku jaay ci sa poos nga koy def. barab bi daal ak li ko wër li sëñ Abdoulaye wax sama ndodd mi laa ci tegoon bala ci nit a jégg di nga jaar ci man fa laa ko teg. xanaa ñu ëpp ma doole waaye lu dul am fi Touba du fi am. ni ñuy wormale pàkk bële lañ koy wormale. fii ku jàpp ni dafa yomboon ñu jot ci xamoo li xew. pàkk bi yàllaa ko nëbbaloon Serigne Touba am na ñuñ ko joxoon ñu téye ko fukki at ak nangam mënuñu cee jëfandikoo ndax ndox mu bari. keroog bi Alaaji Baare ñëwee fii ni ma damay seet si seen ñaari pàkk yi dem ba fële coow li bari lool ba ñu jàppoon ni pàkk bee sax dama koo jaay te tuuti rek te mënuloon a jël projet bee taxoon mënu faa nekk. am ku baax ku fa nekkoon faatu fa ñu suul ko fa te kenn mënu koo dindi ba président Ablaye Wade ni ma wutal beneen pàkk. keroog bi may seet pàkk bi man ak Modou Mbaye mi ak Babacar Mbaye mi ñoo ànd ñoo ma tungoom fële ca arrêt bus bi ma tiim ko mu di ndox mu baree bari ma dem wax ko mu yóbbal ma ci ku ñuy wax Taïbu Ndiaye directeur cadastre moo ñu jox pàkk bi. keroog bi ko sëñ Alaaji Baare ñëwee di visiter bi mu xoolee fee mu rafet lool tàlli bi muy ñëw fii daanaka bi mu découragé naa ndax xam naa ndox mi ne fii ma jàppoon ni ndox mi dina tax mu ni ma nañ dem ca pàkk be mu dugg fee ca palaasu sëñ Maguette Ndiaye Maguette Fall dox tuuti taxaw ni ma mbakki yu ma ne ko mbakke mu ni ma barab baa ngi nii fii la. fekk ndox mi ak barax bi mel na noo xam ni kenn xamul nu mu mel suñu digganteeg tabaski des fukki fan ak juróom-ñaar mun ma góorgóorlu te ngeen tabaski fi te nga jële fi ndox mi te fi la ñu jullee tabaski. kon yombul woon barab bi yàlla moo ko dencaloon Serigne Touba luñ dul def fa Touba duñ ko def fa Daaru Musti duñ ko def fa Daaru Salaam duñ ko def ci dëkk Touba yi duñ ko def fii bu neexee yàlla. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillahi rahmaani rahim maa ngi tuub di jégalu kàddu yi Abdoulaye Ndiaye journaliste télévision DTV. sama naataango bi Abibou Mbaye dafa ma marché sur la langue dafa wax lu jëm ci loolu duma ci dellusiwaat ndax dama gis ci texte préliminaire bi ñu def ko ci xeetu ñaawteef yi nga xam ne sang bu tedd bi nga ko doon ñaawlu ci jamono yi. xanaa rek ci beneen laaj jëm ci ni nga ko waxee sànq sang bi Serigne Mbacké nga ne koppar yi mëneesu koo wax waaye dañ doon yittewoo rek xam ci xayma ñaata ci koppar moo dugg ci barab bu sell bi ndax day nekk xabaar ci ñun ñi koy jottali ngir ñu mën koo siiwal. beneen bi mooy barab bi sell na lool macha allah gis nañu fépp foo wax globalement. waaw beneen bi mooy tamit lu soxla li nga xam ne moom moo di kërug Cheikhul Khadim wala résidence ni ñu ko amee ca dëkk bu sell bi di Touba gis nañ fi barabu sell bi di jaamukaay yàlla bi waaye ndax mën nañu xaarani tamit ab résidence boo xamante ni day nekk day mucc ayib lool jëmmal tamit li nga xam ne moom moo di bi nekk fële ca Touba Mbacké yaakaar naa ne loolu mooy laaj bi nga xam ne amoon naa ko dik laaj di tuub di jéglu baax ci kàddu gi. waaw jërëjëf sëriñ bi xayma bi moom. ci jégalu tamit maa ngi jégalu français boo ci mënee dellusiwaat dañ koy yittewoo li sëñ Abibou laaj léegi wax nga ko ci wolof nga tënk ko ci kàllaamay tubaab. yow lan nga wax noonu nga bëgg ñu tënk ko nga ni. koppar yi. nga xaymaal ñu koppar yi nga xam ne suub nañ ko ci néegu sunu borom bi. ak résidence waaw mbiru koppar yi. xam nga kuy liggéey te noppeegoo dina jafe nga ni def nañ ci nangam. waaye li ma lay xamal ni ëpp na 20 milliards def nañ ko fii liñ fi def ëpp na 20 milliards 20 milliards yëpp nga xam ni ci loxol sëriñ bi la jóge dugg ci sama loxo ak ñeneen ñoo xam ne dañ ciy def seen alal kees yi ñu daaj ma joxoon ko sëñ Mbaye Ndiaye keroog bi may def comptabilité bi may def ndaxte lu ñëw rek mi ngi ci banque bi traçabilité bi dafa yomb
xam nga loo xam ni doo fi fayee dara espèce entrepreneur yi liggéey chèque nga leen di fayee te ñoom rek la ñuy fay kon traçabilité bi day yomb sëñ Mbay Njaay fu mu dem bu ñu jëlee kees yi ña mu jël seen kees da leen di jox reçu bu leen joxee reçu bu ñëwee versé fii moom it téye benn reçu te ëllëg sa ñu yóbbu ko ci banque bi kees yooyu rek biñ ko xaymaa milliard la ak ñetti téeméeri million sans compter nag am na yeneen yoo xam ni jógewul ci kees yeeg yooyu waaye loolu ay barkeelu lu ci ay nit def waaye li wóor ba wóor ëpp nañu 20 milliards di dem ndaxte pour ma jox leen xayma rek bi nga xamee ni bii liggéey nañu ba nga xam ni xottu jumaa ji pare na mu toll ci rafetal maanaam travaux de finition ñu am benn entrepreneur boo xam ni benn architecte bu nekk Stuttgart fële ci Allemagne ñu ànd man ak architecte bi muy sëñ Maysa Joojo Touré bi ñu demee Allemagne ci mu yóbbu ñu Dubaï ndax fa la usine am yi nekk fa la ñuy dessiner ndax moom moo defar Madina moo defar Makka bi ñu demee nga xam ni daf ñoo xaymaal li koy finir bi ma ko ne ñun bokkuñu ak arab yi mu ni ñu waaye yéen bu fekkee ni arab yi dañuy fay fukk dinaa ko xaaj fukki yoon ngeen fay benn yoon bi ndaxte moom ci gàttal allemand la jullit la dafa bokkoon ci Nashbakhitan yi nga xam ni ñoo ne dëkke fële ca kaw ca booru Russie fële sëriñam nekkoon mais allemand la ci ndey ak baay bi sëriñam faatoo la nag laa ko ñëw indi fii ba mu jébbalu sëñ Sidi Maxtaar waaye bi mu xaymaa travaux de finition yi 52 millions de dollars la 52 millions de dollars boo ko doon xayma tey dana nekk 32 milliards à peu près CFA te fekk booba def nañu xottu jumaa ji ci la ma sëñ Sidi Maxtaar ni ma daal boo yeboo nga defi pexe ba mu rafet rek waaye ku ne xam na ni loolu bari na waaye defe naa moom bu fi ñëwee ba xool liñ fi def dina xam ni wax dëgg yàlla mënuñoo am lu gën a rafete lii dinañ def nag bilan du lu ñuy nëbb dinañ def bilan boo xam ne bii ñëpp dinañ ko xam parce que liñ ci def yëpp mi ngi ci compte yi te lépp ci loxol sëriñ bi la jaar ñëw ci ñun ñu jox ko entrepreneur yi waaye daal pour répondre à votre question on a mis plus de 20 milliards et les travaux ne sont pas encore terminés jusqu'à présent nous continuons le travail nous avons ici par exemple l'Institut islamique qui est un autre projet. On avait pensé faire une résidence Cheikh Ahmadou Bamba ici. Mais vous savez que nous avons la maison Cheikh Ahmadou Bamba à côté de la gendarmerie de Colobane, qui était l'ancienne demeure de Cheikh Mohamedoul Bachir, que la famille de Cheikh Mohamedoul Bachir a remis au khalife général des Mourides, et qui a été réfectionnée. Et je pense que ça a été réfectionné même pour l'occasion. Donc, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une autre résidence chez Ahmadou Bamba. Ce que nous allons faire ici, c'est simplement l'Institut et les autres bâtiments annexes qui serviront tout simplement à l'entretien de ce bâtiment, c'est-à-dire de la mosquée. Et pour revenir un tout petit peu là, je pense que nous avons répondu un peu à la question de Habibou par rapport à des pratiques ou déviances, ce qui se passe à Touba, ce qui n'est pas normal. Vous savez, Touba est une ville sainte, qu'on le veuille ou pas, c'est une ville sainte. Il faut parcourir le monde. Vous ne verrez jamais une ville où on ne fume pas, où on ne boit pas. Donc cette particularité de Touba doit être soutenue par nous tous, parce que nous sommes tous individuellement responsables, aussi responsables que le calife. Parce que nous répondons de Cheikh Ahmadou Bamba. Nous sommes des fidèles, nous sommes des talibés de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc c'est nous-mêmes, parce que c'est l'ensemble de la communauté qui constitue les habitants de Touba. Donc ça, nous tous, nous devons être chacun, au niveau qu'il se trouve, être gardiens et faire en sorte qu'à Touba, que toutes ces pratiques malsaines soient vraiment sorties de ce truc-là. Je veux dire simplement aussi, je vais revenir tout à l'heure, parce que nous devons remercier le président Macky Sall. Parce que quand le projet a été initié, il était question à ce que tout autour de la mosquée, qu'il y ait des routes et de la lumière. Ces routes,
était estimé à peu près entre 5 et 6 milliards. Et c'est l'État du Sénégal, sur les instructions du président de la République, qui a pris en charge par l'AGEROUTE et le ministère des Infrastructures de nous faire toutes ces routes-là que vous voyez autour de la mosquée et l'agrandissement en partie de l'avenue Cheikh Ahmadou Bamba et le prolongement des 2 voies de Niary Tally qui ceinturent cette mosquée-là. Donc, et il a installé tout ce que vous voyez en éclairage public. Donc, nous devons, en présence de toute cette communauté, le remercier. Cheikh Abdou Lahad Mbacké daf daan wax Serigne Touba ku ko lebal taalibe yi ñoo la war a fay te ñun goreedi wuñu ku ñu defal dañ leen ni war a jërëjëf bi ñu demee Touba bi mu fa ñëwee Serigne bi dafa ni ko dénk naa la tamit ngan yi nga xam ni dañu war a ñëw ci ubbite gi ndax Serigne bi dafa bëgg président dëkk yi ñu wër Serigne Touba demoon na Mauritanie bëgg na président bi ñëw bëgg naa bu Mali ñëw bëgg na tamit bu Gambie ñëw bëgg na bu Gabon ñëw bëgg na bu Maroc ñëw wax na ko président Macky Sall te xam naa ne ni mu ko waxee dina ci jàpp donc dina jàppit ci organisation bi ndax xam nga ni kii toog sama wet sous-préfet la suñu bokk taalibe la gaa waaye li ko fi indi mooy représentant de l'État. Il représente le président de la République et toutes les institutions de la République. Donc, il est évident que s'il n'avait pas la bénédiction du président de la République, il ne serait pas aujourd'hui à nos côtés. Et il a commencé à regarder comment rendre vraiment sain l'environnement. Et donc, c'est le lieu et de remercier le président de la République au nom du Khalife général des Mourides. Assalamu alaikum mbooloo mi. ñu ngi leen di nuyu di leen jéggalu tam ci kàddu ñuy yëkkati El Malick Seck bu Sénégal sëñ Mbacke yu dañu bëggoon xam liggéey bu toll nii ñaata ouvrier ñoo ko liggéey ak itam nationalité yi nga xam te ni dugg nañ ci biir maanaam xam nañ ni ku tedd gi héros national la mais itam c'était un vrai patriote ñu xool tam ndaxte ndax am na tam lim bu toll noonu ci dayoo ci wàll ci sénégalais yoo xam te ni liggéey nañ ci liggéey bi beneen tam sànq ci sa discours da nga wax ni ci côté entretien dina am ay employés ñu bëggoon benn précision de taille mooy employés yu ñuy fay lay doon wala ay talibé ñooy def entretien bi asalaamaaleykum. non continue. waaw jërëjëf sëriñ bi El Malick ouvrier yi fi nekk xam nga liggéey bi biñ koy tàmbali nga xam ni boobu dañu nekkoon ci gros œuvre yi yemul ak fii ñu toll nga xam ne dañu nekk ci travaux de finition yi parce que ku nekk xam na ni liggéeyu finition bokkul ak liggéeyu gas ak liggéeyu béton ak liggéeyu fer ak ciment. Je parle sous le contrôle de CDE qui est l'entreprise bi defar gros œuvre bi tolloon na jamono CDE rek amoon na fi juróom-benni téeméeri ouvrier ndax dañu doon liggéey guddi ak di liggéey bëccëg sooroor bi ñu koy liggéey du woon taxaw sooroor yi parce que moom la ñu jëkk a liggéeyee fii ci Sénégal ak même ci l'Afrique de l'Ouest procédé bi nga xam ne bii moom la ñu liggéeyee sooroor yi moom la ñu doon wax le coffrage glissant nga xam ne bu ñu tàmbalee du ñu taxaw ba lu eggul ci kaw mu nekk benn technique boo xam ne bii ku ñuy wax Eric moo jóge woon Suisse yow mi doon wax nationalité yi dinaa la ci benn ngoog c'est un Suisse il s'appelait Eric moo fi ñëwoon nekk ci liggéey bi ñuy def coffrage bi mu nekk le coffrage glissant nga xam ne sooroor bu mag bi bi ñu tàmbalee ci suuf ba ñuy egg ca puj bi fukki fan ak juróom-ñaar la nga xam ne bu doon liggéeyu loxo dina war a mat at wala lu ko jege te it gis nga ni mu jube tabarkàlla sooroor bu ndaw yi ñoo ngi ko liggéey ci fukki fan ak ñaar parce que mi ngi yéege bés bu nekk 2,50 m chaque 24 heures dina yéeg 2,50 m te sooroor bu mag bi tube bi fi mu yem te bokkul ak bopp bi foofu la yem li ci des nag coffrage moo ko def mais coffrage glissant bi sur 60 mètres ñoo ngi ko liggéey ci 17 jours yeneen yi ci des yëpp entre 12 et 15 jours lañ ko liggéey
ndax soror yu ndaw yi seen tube 35 mètres la bële tubam mi ngi nekk ci 55 mètres te bopp bi ñëwagul loolu noonu lañ ko liggéeyoon buñ koy liggéey nag booba ouvrier yi bari na te booba ouvrier yi nga xam ni ñoom rek ñoo nekk ci gros œuvre bi bokkul ak nag les autres corps d'état yi nga xam ni muy électricité bi ñoom lañ ko joxoon waa CDE ñoo ko gagné ak plomberie mais ñoo ko gagné muy plomberie ak électricité mais xam nga am na yeneeni corps d'état yoo xam ne woon mi ngi ci biir yoo xam ne concomitamment ñoo ngi doon liggéey la ko jiitu moo doon sëkk bi parce que fii tonne nañ fi lu jege ci juróom-ñaari junni camion loo xam ne suuf su màgget la woon ñu tonni ko yóbbu ko indi fi suuf su bees indi jëlee nañ fi lu war a jege ñetti junniy camion waaye xam nga camion boo xam ne suuf si dafa wow bokkul ak suuf soo xam ne dañ koy foisonné ba pare compacté ko li ñu indi fii moo xam ne dañ ko foisonné compacté ko mat na 7000 camions bi ñu ko defee ba pare dañu ko doon mesurer di xool ndax attan na ko résistance bi def des essais à la plaque bi ñu ko defee ba pare la ñu woo beneen entreprise boo xam ni moo doon def micropieux yi nga xam ne am na yoo xam ne dem na 23 mètres yi dem na 22 mètres bi nekk ci soror bi 24 mètres la def nañ fi lu jógee 1000 et quelques micropieux te benn micropieux bu nekk 1.100.000 francs lay jar def nañ ci junni ak lu topp ci micropieux sëkk fi juróom-ñaari junni camion te booba brique tegoogu fi nga xam ni kon daanaka 7 milliards mi ngi ci suuf si te tabaxaguñu dara loolu boo ko xamul da ngay wax ni ñoo ngi wax rek defuñu dara seen jumaa ji dañuy wax nangam dañ fay naane café sax daan dañ ko wax waaye fii mu nekk képp xam nañ ni fii mu ne dootul naanukaayu café wa alors bi nga xamee ni def nañ ko loolu nga xam ni suuf si fi nekkoon tonn nañu ba jot ndox mi ndax fii ñu taxaw day ndox gis nga fii yëpp ay teen la woon boo gasee tuuti rek daal di jot ndox mi bi nga xamee ni bii gas nañ ko ba nga xam ni ñu déglu nañu suuf si ñu indi beneen suuf su bees ñu compacté ko biñ ko compacté ñu def micropieux yi gis nga loo gis fii rek muy lu nuru pied rek micropieux moo nekk ci suuf gis nga lii nga gis muy poteau micropieux ko yanu boo demee ci angle poteau boo gis rek am na micropieux bu nekk ci suuf micropieux bi dañuy gas ba am 22 mètres jël daal di pied bi dugal ko ci mu nekk acier ñu sol ko béton ba mu fees béton boo xam ne bii béton marin lay doon ba pare doog a tabax nag ci kawam def nañ fi junni ak lu topp damay bañ a jum waaye mat na junneeg téeméer ak lu topp moom la ñu def kon loolu benn entreprise ku ñuy wax Guindo moo ko yoroon ñi fi liggéey xam ngeen ni kooku Suisse la ay libanais ñoo moom CDE ak i sénégalais benn allemand tamit bokk na ci ñi defar plan yi sénégalais nag pur sang moo ko defar muy ku ñuy wax Meïssa Jojo Touré ak par exemple marocain yi ñoo ngi fii toog suñu xarit marocain yi muy Abdourahmane Hussein ak Abdoul Hadi ñoom ñoo def structure yi yëpp yi nga xam ni ay marocain la ñoom ñoo ko def ak ay chinois porte yi Chine lañ ko defaree Chine lañ ko commandé porte bii ngeen di gis mu nekk suñu ginnaaw rek mat na 4 tonnes ak lu topp ay lenge ñoo ko yëkkati ñoo ko teg fii nit mënu ko yëkkati porte bi ki ci gën a tuuti parce que ci biir am na lu jige juróom-ñaar fukki porte ak juróom-ñett palanteer yi nekk na ñaari téeméeri palanteer ak juróom fukk defe naa ak ñaar bu ma juumul ñoo nekk ci jumaa ji te porte bu ne mat na daanaka porte yu mag yi mat na 1 tonne fenêtre yi am na ci fenêtre yoo xam ne 400-500 kilos la lampe bii ñu tiim muy lampe bi nekk ci xuba bu mag bi 42000 kilos la 4200 kilos la di 4 tonnes 200 nekk ci xuba boo xam ne bii ñaar fukki mètre ak juróom-ñett la yaatoo moom la guddee tamit ñaar fukki mètre ak juróom-ñett ñaar fukki palanteer ak juróom-ñett it ñoo ci ne waaye loolu mbiru sëriñ bi la rek. Voilà, je crois que chers confrères, je crois que mën nañu tëj conférence de presse bi voilà comme mi ngi guddi y a des contraintes ñu ngi leen di sant di leen gërëm tout ce qui est information par rapport au dispositif à la presse dinañ leen ko wax pour l'inauguration bu ko defee ñëpp mën a nekk ci anam yu mucc ay pour mën a def seen liggéey jërë ngeen jëf. waa jërë ngeen jëf léegi nag bokki jullit yi léegi jumaa ji juróom-ñaari at ak juróom-ñaari weer wi ko sëriñ bi waxee ni dina ko ubbi
déglu leen. léegi déglu sëñ leen. Modou waaw. dama bëgg suñu mbokk yi. gis nga changé nañ. jërëjëf sëñ Mamor Mbaye mu mel ni jëwriñ mi ngi wax sax te àggaleegul. nañ may jëwriñ mu continuer waaw. dama ne suñu mbokk yi nga xam ni ñoo bokk liggéeyal Serigne Touba bi te ñu nekk ci gox yi ak goxaat yi ni ma leen ko waxee rek dinañ woote beneen woote boo xam ne bii dañuy ñëpp nag ku yaakaar Serigne Touba rek te bëgg a feeñ ci liggéey bi te nga feeñ ci ndaxte ñun ñoo ko àndoon ba nëgë ni dañoo bëgg ñu ñëw àndaat ko rek ba jël caabi yi jox ko sëñ Mouhamadul Mountakha ndax bëgguma dem bàyyi kenn. ndaxte man ak yéen ñoo ko bokk damaa bëgg bés bu ñuy am ngërëm ñun ñëpp ñu amanoo ngërëm ndaxte lii ñuy def leen rek la ñuy wut du bëgg daraja bëgguñu dara nañ sëñ Touba ni jërëjëf rek te damaa bëgg bu boobaa ñu ànd ko moo tax ma bëgg boo leen demee ci seeni gox yi na ngeen woote samedi bii di ñëw bi ci tegu samedi bii di ñëw mooy lan bi ci tegu bàcc da nga juum ah le 20 et le 21 laa bëgg ku yaakaar Serigne Touba te man dara te am doole nga ñëw jàppale ma ci suuf si ñu dindi ko fi ba mu set góor ak jigéen nag mag ak ndaw may ñaan ku ci tuur sa ñaq fu ne yal na la ko Serigne Touba fayee ca parfum yi àjjana ya kuy ñëwit jëmtuwaay boo mën a indi rek boo xam ne bii mën ngaa jël peelub suuf sax yóbbu ko foo xam ne fii ba mu génn fii rek wala lépp loo xam ne lii day mbalit wala lu demee noonu rek na nga ñëw ñu ànd ko préfet mi ngi nii ci sama wet ñëwoon na fii ba def reconnaissance ànd ak le ministre de l'urbanisme et mooy de dégloo ah et de l'hygiène publique muy Abdou Karim Fofana di suñu mbokk taalibe ci instruction président de la république lii nga xam ni mooy wër jumaa ji te it méngoowul ak barab bi lépp dinañ ko fi jëlee moom mii moo nekkoon sous préfet bu Ndaam moo newoon Touba moom la sëriñ bi indi fii mu fekke ouverture bi sëñ Touba ko fi affecté léegi c'est le sous préfet de Grand Dakar kon Touba la jógee ñëw na Touba kon ñoo ngi xam naa ni la fa war xam li fi war xam nga ko kenn du la ci soññ bu ko defee rek samedi bii ñëw bu ci tegu maa ngi woo ñëpp rek ñi ñëw léegi ak ñi ñëwul jigéen ñi nañ ko dégg Adja Gàmmo dégg nga ko Adja Soodo Xuma nañ ko jottali nañ ko jottali jigéen ñëpp bu ko defee ñi mën a yenu ñi mën a boot sax boot na fi génn rek waaw ci barke borom Touba maa ngi gërëm ñëpp di gërëm suñu mbokk yi ndax bu ñu ne conférence presse lañ ciy teg bu dul woon yéen conférence du am yéenay jottali te it xam naa ni lii ñuy def saf na leen ñoo ngi leen di gërëm seeni directeurs yi nga xam ne ñoo moom organe de presse yi te ñaan yàlla nañ ko ànd ak yéen ba ñu ubbi ko ànd ak yéen di fi julli ay at yu bare ci barke borom Touba ñu gën a ñaan yal na yàlla yàggal fi sëriñ bi Cheikh Mouhamadul Mountakha moom njabootug sëriñ Touba gi yëpp ba liggéey bi ñu bëgg a liggéeyal sëriñ Touba ñu def ko niñ ko bëggee te ñu ànd ko ak ñoom di def mention spéciale Cheikh Mouhamadul Bachir ndax xam nga ni fii moom moo fi waroon a toog moom moo war a wax ndax moom moo yore liggéey bi man surgaam laa rek damay nekk ci ginnaawam mu may sant ma di ko def kon maa ngi koy gërëm ci seen tur di feddale suñu laxasaay ci kanamu sëriñ bi di ko wax rek sëriñ bi daal ni ko ñun matériel lu sëriñ Touba lañu lu sëriñ bi bëgg ci ñun rek na ko jëfandikoo maa ngi gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp day ñaan yàlla nañ ko tàmbale ak jàmm eggale ko ak jàmm ci barke borom Touba bu ko defee dinañ woote nag benn woote boo xam ne xam naa ci fan yii rek la bu ko defee ñu def li nga xam ni mooy organisation bi mu am comité scientifique am ay commission d'hébergement commission d'accueil commission de restauration commission hygiène commission financière commission communication
képp kuy taalibe képp kuy jullit te bëgg a bindu da ngay ñëw fii dina am secrétariat bu ñu fi def nga bindu dugg ci commission yi ñu liggéeyal sëriñ bi woo na ma bërki démb ni ma booleel naa la tamit ak sëñ Atou Diane ak waa Isbul Tarixiya jox naa leen ndigal ni ñëw ñu jàppale la te yow it jox naa la ndigal na nga leen jàppale kon ñoom it ci liggéey bi la ñu bokk ak beneen kuréel ak fu mu manti nekk nañu xam ne yëfi Serigne Touba la te yëfi Serigne Touba yaatu na ku ci doonul dara yaa ko xañ sa bopp ndax kenn du ñëw ñun la bul ñëw kon ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. léegi nag mbooloo mi. bu leen neexee ma dugg ci biir nag visiter jumaa ji léegi yéen ñëpp dugg leen ci biir ak presse bi visiter jumaa ji nag waaw yéen ñëpp dugg leen ci biir visiter jumaa ji. ci li nga xam ne ñu ngi ko malikal mulki ya man jalla al